asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum mbokk xalima asalaamaaleykum mbokk internet mbokki diaspora mbokki Sénégal fu waaye mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la sant di leen gërëm si confiance ak qualité bi ngeen am ci xalimaseen.com ba di fa taataanee xibaar saa su ne tey nag seen émission dox daje dellu si waat yéen ci beneen numéro ak ci beneen invité boo xamante ni yàgg naa ko wër tey la ko yàlla suñu borom dogal mu nekk moom ma ci kontaan si trop di ko fi dalal muy monsieur Farba Senghor ancien ministre nekk koo xamante ni lépp luy organisation propagande ci biir parti démocratique sénégalais ci loxoom lañ ko teg bokk aussi si membre comité directeur bi kooku nag bu ñu ko amee du dinañu mën a waxtaan ak moom ci mbirum parti démocratique sénégalais xam ngeen jamono ji fu mu toll activités yi coow yi bari na seen candidat bi nga xamante ni am nañ ko seen primaire yu ñuy def jëriñu ak moom tamit ci wàllum 3 ans yi nga xamante ni njiit réew mi kii di président Macky Sall def na ko ci bopp réew mi dinañu tànn nañ ci pàcc justice parce que bu ñu nee justice aussi suñu xel dem ci këy xel yi dinañ dem aussi si justice sélective bi nga xam ne moom la ñuy faral di wax dinañu ak moom tamit ci wàllum social parce que bu ñu nee wàllum social tamit yoroon na ministre bi nga xamante ni solidarité nationale yaakaar naa président dénkoon na ko donc am na lu bari yoo xam ne war nañu si mën a gindi monsieur Senghor monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci xalima.com. maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax di gërëm waa xalima.com di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci biir Sénégal ak si bitim réew mooy diaspora bi. voilà comme wax naa ko léegi parti ku la xam si watu Abdoulaye Wade lañ la xamee ku la xam aussi parti démocratique sénégalais lañ la xamee mosuñu dégg ci beneen parti monsieur Senghor constance boobu lan moo ko def ci yow. waaw xam nga nit dafa war a am ay valeur bi ma demee 2010 Mali ma ànd ak ministre Thierno Lo ñu dem di bokk ci 50e anniversaire bu réewu Sénégal bu ñoo defee Mali dañu yegg ñuy dox ma ànd ak moom président bu Mali Abdoulaye Toumani Touré Amadou Toumani Touré bi ñu yegsee rek Thierno Lo mu nuyu Thierno Lo ne ko ministre Farba Senghor mu ne ko ministre Farba Senghor Afrique ñëpp ko xam parce que dafa incarné ay valeurs yoo xam ne dafa néew léegi mooy valeur courage valeur lu jom valeur lu fit. ok donc je crois que beneen anecdote may waxe aussi ministre des forces armées def naa Babacar Gaye la woon dafa ñëw présidence mu amoon benn ndaje bu fa amoon après mu ne ñun de vous partagez ak ñun les mêmes valeurs ñun militaires yi mooy engagement courage ak jom donc je crois que loolu ñun comme dañuy yaree ci kër yu mag yare ñu ci biir Afrique loolu fu ñu war a toll rek dañ ko war a incarner suñu jom dafa am loo xam ne mayuñu ko voilà loolu laa bëggoon a wax foofu dëgg tey parti démocratique sénégalais bi nga xam moom laa wax jamono ji bëri na coow nit ñi naan pourquoi ngeen d'abord primaire bi choix seen choix candidature pourquoi ngeen def ko exprès rek 2 jours 48 heures avant délibération verdict Karim Wade bi xam nga yàgg nañu ko préparé ndax soo déggee sax médias yeeg ñëpp nee na wax naan ñii dañ bëgg a dem jël seen choix ma ne Karim Wade lañ koy def ndax fekkoon na loolu la wala ndax fekkoon na déjà si biir réew mi yëpp ak si fédération yi de l'extérieur yi ñu waxoon leen ne nañu tànn délégué yoo xam ne dañuy ñëw fekkee si bureau politique bi ñu war a def nga xam ne heure bu ñu wootee bureau politique bi kenn ku nekk say délégué ñu wax kan la ñu àndal donc loolu opportunité boobu itam moom la ñu saisir ci weer boobu muy weeru mois de mars bi ñu indi ko def naa d'une manière démocratique yaakaar naa ne amul kenn ku ci monde bi ku mën a wax ne bi ñu koy defuñu ko ci lu leer ndax kenn ku nekk da nga ñëw journaliste yi yéen ngeen ñëw toog ñu teg suñu ay urne di leen woo benn ñu ñëw kenn ku nekk wote ñu ubbi ko ci kanam nit ñi ñu gis ne Karim Wade moom la ñu fal mais est-ce que ñëpp war nañu xam ne Karim Wade la mais est-ce que nekkul woon tey benn pression bi ngeen bëggoon teg justice bi pour que yi mën a comme ça bu ñu ko tëjee ñu ne woy Macky Sall a emprisonné son propre justice sax parce que Macky Sall la ñuy wax parce que CREI yi dafa nekk justice boo xam ne justice bu valable la dinañ si ñëw léegi kon nag loolu du Macky Sall lay du ma justice mais Macky Sall la ñuy teg pression mais du justice bi donc ñun suñu parti lañu yore ñun ñoo xam ban heure ak ban moment ak lan la ñuy def
ko je crois que ñeneen ñi duñu ko jàngal Ablaye Wade moom démocratie moo ko ni ci Sénégal donc moom mooy jàngal nit ñi donc je crois que loolu ñun suñu mbirum bopp la ñoo seet waxtu la xam naa yow sa kër kenn du ñu naan la pourquoi nga añ midi wala pourquoi nga añ 14 heures ay ku ko def moom nag kon ñun tam loolu mais yow la moo tax yow mais yow la moo tax yow mënoo taxaw laaj PDS wala gàddu téye PDS dafay dis yow non pourtant war nga mën a yor parti bi yow non téye PDS disu ci man parce que man maa nekkoon coordonnateur u PDS avant Omar Sarr donc man maa préparé renouvellement yi nga xam ne am na fi at yëpp man maa ko yore carte yi yore yooyu yëpp donc man PDS ñëpp xam nañ ko li commencé ci Ablaye Wade ba ci suuf waane nag gis nga nit dafay am xel dafay am xel dafay ànd ak sagoom sa bëgg-bëgg da nga ko mën a yemale day loolu moo tax ñun jullit yi ak même chrétiens yi ñu ñuy woorloo ku nekk nga xam sa bëgg-bëgg donc mbir moo xam ne jotul mbir moo xam ne waroo koo wax waruloo koo wax nañu bàyyi président Abdoulaye Wade ñun moom la ñu gëm man moom laa gëm moom laa topp damay nekk ci gannaawam lu mu wax rek man ci loolu laay xëy ci loolu laay gon donc amul tax lu may mais est-ce que loolu tamit nekkul erreur ba tey des fois Abdoulaye bu duggee ci ay dérive kon yéen ko ci dugal non bu fekkee lu mu wax rek kenn du ko gàngati parce que nit kasa la nit dafay juum non doo defe naa xam nga président du monde yëpp muy Bush muy président bu France muy président bu Italie ak Allemagne ku nekk dafa am ay conseil ñoom am nañu obligation morale bala ñoo def dara ñu toog waxtaan ak seen conseil yi ku ci ànd nga ne ànd nga ci ku ci àndul nga ne àndu la ci am na tam obligation professionnelle aussi ci ni ñuy liggéey ñu def ko je crois que yow peut-être que bala ngay ñëw ci man wala bala ngay choisir ñan ngay woo dana am ñoo ci waxtaanal dana am ñu nangu dana am ñu bañ donc ñun wax ji foofu la man yàlla def na Ablaye Wade am na yu bëri yoo xam ne danaa ko wax wala danaa ci ànd mais damay jàpp ne nit ki président sooy wax ak moom wala sooy wax ak kilifa sa xalif général ngay wax ak moom mënoo dara lu ma lay jox ko yow sa xalaat su defee beneen xalaat nag su ëllëgee nag ngeen waxtaan ngeen tiré ci conséquences yi. est-ce que yaa ngi fàttaliku dara loo ko mos a conseil mu def ko mu leer na yow muy Ablaye li mu def nii yaa ko conseil Ablaye bëri lu ma conseil Ablaye man entre nous man maa tax Ablaye Wade juboo ak président wu Afrique Obasanjo bi ngay dégg président Obasanjo président EADEMA ak président wu CEDEAO yi demoon nañ benn jamono du ñu tuddante am na benn président sax dem beneen ñu ne président nuyu leen man maa jógee fii ma ànd ak Chérif Samtina Aïdara ñu dem ma waxtaan ak EADEMA ma ñëw président ne ma non man li may def doo ma ko digal parce que man du ma sa doom nga naa ma defal nii mais bañ demee ba affaire yi ba ñu wootee ba jour boobu CEDEAO Dakar kenn ñëwul mu nekkoon je crois 10 mai je crois 2007 ou 2006 ci at yooyu daal la entre 2005 2006 2007 mais président dama woo dama Farba lan la sa gaañ wax ma jóge fii fajar woo EADEMA ne ko maa ngi ñëw mu ne ma non da wax ak président nag ñu reporter affaire bi 24 heures man dinaa ñëw donc man maa tax ñu juboo man maa tax mu juboo ak Obasanjo man maa yóbbu tam gaajo maa ko yóbbu mu dem sukk ci kanam EADEMA pour jubóog ñoom donc président yi ma koy defal yëpp nit ñi xamuñu ko mais bari na mais am na si boo xam ne tamit jubóole yi ngay wax ni tamit am na si boo xam ne du ñàkk ñu ñëw si parce que dama déglu je sais pas am na fu ma ko dégg quelque part que ni madame Marième Faye bus na la ko ci VDN bi pour nga jëm a indi Macky Sall ci président non dama la bëgg wax ne la mën nga ñëw monsieur le ministre seen boobu mën naa ñëw dama bëgg wax ne la PDS moom li ma si def ci lu baax moom kooku yàlla moom xam na ko loolu moom wax kenn werantoo ko wax dëgg yàlla xam na ko ñi ma jubalee itam yàlla xam nañ ne du ñu jeex parce que man du ma naa fekk du ma rambaaj li ma dama ko wax publiquement leer na Macky Sall moom Idrissa Seck moom la jiitaloon ci CIS waaye yàlla dafa def bi ñu gañee 2000 ñu fàtte ko waaw donc maa ngi koy répété waat ci weneen bi laa ñëwoon man ma jógee ci kër Chérif Samsa Aïdara muy bésu je crois samedi la woon sax def naa bésu weeru koor la également après ñoom ñu yore R19 moom ak jabaram ñu dab ma ànd ak ndéem si yàlla si Talla Diop gaaju na Talla dama am na ku lay topp rek nii kan la kii du mag yi ma ne ko ah kay ma waaj ci la ñu waxee ñu ne ñu vraiment jabar ji insisté moom tam mu insisté ma ne ko man xam nga man sama affaire dafa gaaw ma ne ko moom bàyyil maa dem nii ci président su ma dinaa wax ak président mu ne ma indi ko suba donc man ci ëllëg sa dimanche ci ngoon man maa ko yóbbu président jubale ko ak président woo
ministre Landing Savané ne ko kii nommé ko directeur kii Petrosen fekk fa la nekkoon président ne ko loo fa def mu ne simple agent président ne ko est-ce que loo fa bëgg a nekk mu ne ko directeur est-ce que yow mën nga fa nekk directeur mu ne ko waaw parce que Ousmane Ndiaye ba fa nekk man ak moom ñoo yem lu ñuy jàng mu ne ko mais président dafa defoon sa Ousmane Ndiaye Ousmane Masseck Ndiaye mu ne ko ban Ousmane Masseck Ndiaye mais fekk mooy Ousmane Ndiaye bi nekkoon ICS mu ne ko PS la mu ne ko waaye jëlee ko PS la président donc pour vous dire que man maa leen jubale même Moussa yaa leen boole quoi maa leen boole non ça doit wuñu woon tamit moom maa ko indiwaat dans le système parce que dañ ko fàtte woon dem ay weer ba début 2001 boobu Moussa Cissé Lo aussi wax na ko ci rajo yi nee na Farba Senghor moom dañu je crois président dañu jóge Afrique du Sud wala Macky Sall ñu dem aéroport man maa ko présenté loxoom présenté ko Macky Sall Moussa Cissé Lo wax na ko ci rajo yi Aïda Diong maa ko yóbbu ànd ak sama jin ay dara présenté ko Ablaye Wade du ñuy jeex ñoo xam ne maa leen yóbbu présenté leen ko mu ay Tall Sall mi yóbbu woon naa ko ñoom président mais yàlla def na affaire ba antuwul dafa gëm lu mu nekk nag ak beneen ak am na beneen ministre aussi bu nekkoon ministre lan la woon encore bu yor ministre budget benn jigéen dafa naa ñaana santoon da ngeen a bëri woon nag ba ngeen 300 ministres moo dem dafa ñeekuwaat demande bi waat donc pour vous dire que donc loolu ci histoire la bokk daal histoire la kenn du ko fàtte histoire tamit du ñuy fàtte pourquoi aussi lan moo def ci Farba que ni chaque fois premier ministre yi ak wala numéro 2 parti yi du ñu xaj ak yow non parce que d'abord man bëgguma compromission mooy ànd ak nit rek lu mu wax ngay daw ci gannaawam ak yooyu man dignité moom laa ànd nit Macky Sall sax xam nañ ko parce que Macky Sall bien que maa ko diwoon mais dama ne mujj ga xaw dañoo neex def naa fi plan kii bi Reva bi plan Reva bi moo ko defee ñu am accord boo xam ne dañ ko signé woon ak indien yi mooy les fermes mooy ferme yi ñu war def ay plus de dans chaque commune rurale ñu def fa ferme defar dossier bi man ak ay privé indien ba ñu d'accord ba ñu signé ko ñu signé kii bi ñu signé kii bi protocole d'accord bi mu dem Inde dellusiwaat ñu signé contrat mais contrat bi dem ministère des finances dafa ñëw mu dëgg ci tànkam parce que yaakaar ne su ko Farba réussir dafay réussir loo xam ne kenn loolu day nekk un grand succès ñuy xaar ay weer heure bu laajee mu ne dem na Inde nekkee mosta egg Inde dégg nga loo xam ne ay 80 xaw ma millions de. non parce que dañuy gis aussi sa diggante Idriss Seck tamit pareil sa diggante Macky Sall ñëw. même sa diggante ak Souleymane Ndéné Ndiaye bi sax. d' abord Souleymane xam nga d' abord Souleymane kii sama mbokk la mais. ay doxalinam ak yooyu moo tax d' accord ñu on n'est pas d' accord sur ça. et puis man Abdoulaye rek laa gëm man. ok mais naka nga jàngatee sortie bi nga xam Souleymane Ndéné Ndiaye def na ko. mu ne la ci enquête bi fi mu nekk nii nee na moom 2017 lay nekk candidat te gëmul aussi gars yi nu ñu organisé woo tey ci ni ñu defee affaire Karim Wade bi fal ko teg ko. waaw mais kii nu mu tuddati Ousmane kii Souleymane Ndéné. mënutoon a ñàkk def lu mooy loolu parce que comme moom dès le départ avant même ñuy génn doon na ŋàññ Karim Wade. doon na ko ŋàññi noonu. waaw gos bi. waaw doon na ŋàññ Karim Wade et puis gis na moom xam na ne moom. même sondage yi ñu def à l'extérieur Karim Wade moom moo jiitu même ak Macky Sall. sondage extérieur mais sondage yéen a koy créé rek monsieur le ministre. non duñu suñu ay sondage sondage yi ñu def nit ñëpp Macky Sall mais yéen da ngeen defal seen sondage moom tamit di créer jël Karim teg ci kaw. ñu defuñu sondage sondage yi nga xam ne ñoom Macky Sall def nañ ko laa wax ak sondage yi nga xam ne yeneen yi dañ koy def mooy cabinet yeeg ak ambassadeurs yeeg yu demee noonu sondage yooyu yëpp dañu jox ne Karim moom mooy jiitu te wóor na dem ci beneen itam ku gën a siiw Karim fi mu toll amul Souleymane Ndéné tam xam na loolu. mais siiw boobu ci naka la parce que siiw boo xamante ne yow sa bureau de vote dañ la koy gagné yow peut-être nekk na prison gars yi di ko jàppale rek di ko sotle mais aussi c'est différent ak voté la xam nga àdduna dafa am noor ak nawet. waaw dafa am nawet yuy neex ak yuy naqari aussi day changé. ok day tourné bul donc Karim il est bien vrai que 2011 ba 2012 demoon na ba génn ci xolu Sénégal yu bëri kooku moom kenn mënu ko weddi mais bi ko Macky Sall jàppee tam tëj ko ñu koy topp ke li ñu ko toppee ñu bëri yaakaar ni ñu koy doxalee du yoon duggaan na ci xolu Sénégal yu bëri ñëpp nangu nañ ko donc loolu moom moo tax man ma yaakaar ne Souleymane Ndéné xam ne loolu su fi duggee tam moom du mën a génn du mën a jàll su président tam du jàll donc comme su bëggee aw yoonu boppam day bañ a bokk ci loolu daal di taxawaat nga day am yoonu boppam léegi nag kenn mënul ne ko mënul ne nit yow lii nga bëgg waroo koo bëgg wala lii ngay def waroo koo def
mais mën nga ne man ànduma ci Souleymane Ndéné li muy def. mais am nga droit tamit ne Souleymane Ndéné Ndiaye doxalinam doyu la. kan nu muy doxalee doy na wala doyu la. non bi tànk ci biir bi tànk ci biti. non xam nga fi mu toll nii. fi mu toll nii Souleymane dafa bàkk moom njaag. parce que nee na moom. maa njaag dina ñëw. waaw parce que moom nee na si boppam. moom daa bëgg a dem yoonu boppam. nañ ko seetaan. ba xam ndax moom. su dee demee yoonu boppam. dina am wala du am mais man yaakaar naa ne man. ca Pandarga. Souleymane dina dellusiwaat dans les rangs. parce que loo xam ne amu ko bi mu nekkee premier ministre. je crois que su demee moom directeur de campagne. nekk directeur de campagne ñu daanu. su demee moom dong man sama xalaat mooy gëwuma ne. moom gëm na ne. su demee dina mën a raw. dëgg la mais nag mën na taxaw. ba ñu xam ne nii la toll. ndax soo lëggee su ñëw ci rang yi. moo ne am naa doole boo xam ne dina ko may yeneen position. ku wéet xam sa bopp. exactement. voilà mbokk yi ba tey yéen ak seen biir émission dox daje ma fi dalal monsieur le ministre Farba Senghor monsieur le ministre tey bu ñu ñëw si Macky Sall président de la République nga xam 3 ans ba mu ñëwee que ba mu nekkee si bopp réew mi léegi mat na ko yéen tam ba ngeen ñàkkee réew mi ba léegi mat na 3 ans 3 ans Macky Sall tey mënuñoo jël point yëpp mais tey dañuy jël justice ak social ci wàllum yoon yan coppeek yan rupture nga nemmeeku que ni yow Sénégal bi am na ay jéego yu mu def ci ñetti at yi nga xamante ne nekk dëgg man benn dara rek la benn yëf rek laa gis Macky Sall réussir ko. muy mooy mu ne Karim dinaa ko tëj mu tëj Karim ci wàllu yoon. non vraiment sama diggante ak yàlla lay wax. man gisuma. ci wàllu yoon lu mu fi def lu mooy jalgati. li nga xam ne moo fi nekkoon parce que Sénégal mais état de droit samp na léegi nekkatul doomu baado la ñuy tëj bàyyi doomu kilifa bi ne ñëppay dugg kaso. état de droit indiwu ko fi. état de droit yaakaar naa ne ki ko fi indi d'abord mooy Senghor ak Ablaye Wade ak Abdou Diouf ñoo fi indi état de droit. état de droit mooy lan mooy nit ki ñu jox ko àqam état ñu jox ko autorité. mais yéen ba ngeen fi nekk loolu dafa commencé woon naax saay ba ngeen fi nekk 12 ans yi. dafa nang rek président de la République Me Abdoulaye Wade moo bind ci constitution bi. dans l'article 8 liberté que kenn doomu aadama bu nekk ñu reconnaître la sa ay liberté ñu reconnaître ne Sénégalais ku nekk am nga ci droit. mu génne façon yi liberté yépp nga am loo liberté ñaxtu. am liberté marché. am liberté bugg a jàngi. am droit bugg a jàngi yooyu yépp président moo ko indi. loolu gisuma benn liberté boo xam ne Macky indi ci lu mooy. bi mu ñëwee dafa salfaane liberté yooyu. ndax soo buggee ne da ngay dem marché wala ngay def manifestation. mu taxaw mu indi préfet ñu ne la yow waruloo dem marché. mais waruloo dox. ndongal tam lu mu jàng rek lay tari yéen loolu yéen a ko fi njëkkee monsieur le ministre. non ba deewu Mamadou Diop 14 personnes yu fi dee yëpp ay manifestations yu interdit la woon. ñi fi dee. waaw moom Macky Sall Moustapha Niass. ak ñoom Ousmane Tanor ak ñoom ñoo leen reylu parce que ñu jël xale yi woo leen ñi di guddi bi di leen jox xaalis di leen envoyé ci quartier yi ñuy lakk ay pneu yi man lakk nañ fi sama kër lakk fi ay Sénélec mais ñooñu lu dal xale yi ëllëg ñoom ñu leen dugal ci daay gi ñoom ñoo leen ko teg donc responsabilité entière de Moustapha Niass ñoom ak Macky Sall ak ñoom Tanor am ci ñi nga xam ne seen bakkan jóge na fi muy ñoom Mamadou Diop ak muy. mais yéen ñu doon interdit manifestation yi nag. nga ne yéen ñu interdit manifestation yi nag amu leen part de responsabilité. non attends ñun on a jamais ñoom gis nga ko ñoom demoon nañ bay manifester. ci buntu palais ba. ndax dem nañ fi. di manifester à la place de l'indépendance. la Taqi kan moo ko fa indi lu mooy Walfadjri. Sir Lamine Niass. waaw Sir Lamine Niass. waaw. ñoom Ousmane kii Moustapha Niass. Sénégal yëpp gis nañ ko mu yore xeer. mu yore xeer di sànni. dëgg la ndax loolu amul. dëgg la ñoom ñoo ñuy wax nii muy Macky Sall. que muy mais tam gis nañ tamit ancien président bu ñëw fëkk barrage yu policier. waaw attends ndax ñoom demuñu. ndax ñoom demuñu obélisque ba di fa manifester. dëgg la dañ daan bàyyi ñuy xëy di manifester ba ngoon jot. dëgg la ñun keroog ba ñuy inauguré. monument de la Renaissance. ñoom ñi ngi woon ci yoonu Bourguiba bi. di fi manifester. mais pourquoi ñoom duñ ñu may loolu. je crois que soo gisee Ablaye Wade dem fukk barrage. wala man ma dem dugg foofu ba gars yi jël ma dóor lakk ma ci biir oto bi. jël la yóbbu mais c'est parce que joxuñu ñu. suñu àq. mooy le droit de manifester. mooy droit wu ñu ñaxtu. d'autant plus que Macky Sall moom jóge na fii. dem ba France. di jàppale ñi nga xam ne dañ doon. ŋàññi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ba am na leen ci fekk. mu dem di ànd ak ñoom naqar ba.
mais kooku kay war na mën a bàyyi koo xam ne mere nga ko wala koo xam ne ànduloo ci li muy ànd nga daal di ne ko yow li ngay ànduma ci démb laa dégg Sarkozy mu ne François Hollande il a menti ne François Hollande dafa fen waxul dëgg mais loolu soo ko waxoon fii léegi ñu ñëw jàpp la ah jën mais wax nañ fi wax ji nañ fi président dëmm ak jin ko lu nekk teewul jàpp kenn ah loolu la gën a grave déedéet ah mais am na yoo xam ne tamit xam nga dëmm moom yàgg nañ ko fi wax yàgg nañ ko ah mais bii def see yées bii moom président wala nga ci ànd yow rek ci jàppale góor gi non président non man góor gi mais guerre la entre moom ak Macky Sall président nee na ko ne dëmm na ko ne du ma dem wala mu dem indi waaye loolu Macky nee na Abdoulaye Wade rek la ko may de bu dee yéen ku ko ci wax mais ñun la yàpp di ngeen ko wax de su dee boobu la ñun la yàpp man ma ne su dee boobu la kon Abdoulaye ñeewul Abdoulaye Wade mais kon Macky Sall kon xanaa kon mën a ñun la yàpp mais dama laa bëgg a wax ne la liberté ma ne dafa am solo soo gisee Abdoulaye Wade yegg foofu mooy joxuñu ko àqam mais suñ ko joxoon àqam Abdoulaye Wade gis nga yow ñu ne teg ko ci jaar président bu nekk en exercice ñu koy def niw gisoo ko waaw ñu koy yóbbu gisoo ku ñëw taxaw daal di nodd góor gi dee na gisoo ku ñëw taxaw daal di attends une minute si loolu déplacé lamp bi la voilà gis nañ ci président nekk en exercice gisuloo koo xam ne dafa ñëw daal di taxaw Colobane daal di nodd di yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ñi nga xam ne dañuy mbubboo noddu yàlla bi pour woo jullit yi pour këpptal leen kooku yàlla moo koy rek leen boppam kooku deewul moo am na yoo xam ne kenn waru ko def lu mbir yi métti donc nit ñi dañuy xool est-ce que Abdoulaye Wade defuñu ko lu ëpp moom li nga xam ne def na ma bis ngi saaga ko ay xale yu ndaw yoo xam ne dara saaga yu bon la ñuy saaga président Abdoulaye Wade nag ñu koy wax c'est que ñu bari tamit bu ñu gisee des fois comme wax nga ko léegi ba ñëw ba ngay dem manifestation gars yi jàppalu yóbbu ñu bëri Sénégal yi ñu bëri ñoo wax naan ah Farba Senghor ñaw parce que dañuy wax naan jamono Abdoulaye Wade da nga yoroon sa doole kuñ ne lu xew lu ne Farba loxo Farba ngi fii bañ naan ay saccage lancé 24 heures chrono Farba Senghor a nga ci woon maa ngi fàttaliku aéroport aussi bala taximan ni wëree mel ne dafa Farba Senghor dafa woon ay taxi boppam bëri na ay coow la am jamono Abdoulaye Wade tey yaa ci nekkoon ci biir tey moom nekkul tey da nga nekk tey di fay naar bu xoromam non xam nga lan mooy fierté bi su fekkoon ne Abdoulaye Farba Senghor Abdoulaye dafa génn ci pouvoir bi rek mu daw Farba kenn déggatu ko gisatuñ ko mu daw ñemeetu ta wax ñemeetu ta tudd Macky Sall mais su boobaa ñu ne ah Farba mii kat lam doon def parce que dafa nekkoon ci protection wu pouvoir ci protection Macky Sall mais li ñu naan tudd lépp moom sa loxo setu ci moom dafa ndànk rek mais yaakaar naa ne Farba Senghor ma woon démb ak Farba Senghor mii tey amul benn changement parce que man yàlla rek laa ragal lu jógewul ci yàlla man ragaluma ko lu bëri waxal nañ ma ko fii ci biir réew mi loolu dañ ko teg sama det pour yàq ko dara amu ci parce que yaakaaroon nañu ne Farba Senghor mooy rempart bi nga xam ne parce que ñu bëri tamit tant que daane woo ko doy ci Ablaye Wade parce que loolu dafa jaaxal ñu bëri tamit bi ñu ma génnee si gouvernement bi non parce que lu jaaxal lañ jot Ablaye Wade tant que maa ngi woon foofu kenn du jot Ablaye Wade mais xam nañ ne Farba il faut que ñu dagg ko pour mën a jot ci Ablaye Wade parce que ñu bëri nga xam ne Farba moom ba Ablaye bu toogee rek ñuy njëkk dem ci kaso ba Farba ci lay bokk mais am na ci këyit ba loolu dafa ma jaaxal ba tey ma nga toog nii lan la mystique la wala mais man dama gëm yàlla wala am na ay ngutu tëg lu ne tudd lañ la ko yow mystique yow am na ku waxoon ne ku jóg jël woo rajo yëpp ñëw mu ne Farba Senghor de bés boo xamee ne nguur gi daanu na keroog kaso ba lay faral man kay loolu dégg naa gis nga ko keroog ba kaso ba nguur gi daanu ci kaso la ko fekk kan la ah mais sénat science kan la ah non war kay wax dëgg kaso moom ñu fa nekk dañoo bari léegi ba kenn mu nga compté dañ ko jiñ rey nit fala ca kaso ba fa la ko fekk ana mu lay génn man am na ay journaliste dañ ñëw bind Farba dañ ko war a tëj dañ ko war a tëj am na benn journaliste boo xam ne amoon na benn journal dafa dugg ca kaso boobu bind lettre daal di ne non man Farba waxuma ko woon pour soxor pour ne dañ koy tëj ñu tëj ko Malick Konté mi ngi nii dafa jàkkaarloog man télévision Sen TV ne Farba dañ lay tëj ma ne ko mbir fa yàlla 10 jours yu tëj ko mu ca kaso ba dem na fa 2 ans génn Malick Konté maire de Pikine oui non parce que gis bu leen gis nit rek ngeen yaakaar ne yéen da ngeen ñëw rek ngeen fëlañee ko xamuñu Farba gis nii lañ ma gisee. parce que tamit gars yi ne Farba boo gisee tey juge bi heure bu ko dee bay convoqué am juge bi dafa day feebar am lu ko dal mel ni yow tamit bàyyi woo sa bopp
ah mais non man yàlla waxal may rek protéger non ah déedéet mais da ngay protéger sa bopp non protection Farba da nga mystique de man protection yàlla laa yore loolu gars yi wax nañ ko parce que da juge lu may man ko juge boobu sax dafa am nañu bokk xam nga su ma doon def lu bon kon du ma ko def dama départ dem ci yoon ñu woo ma ñu ne juge dafa feebar xaw ma bon je ne sais pas loolu xam naa ne ñu ne ma toogal mais su ma doon def lu moom xam na ne su ma doon def lu bon sax moom du ma ko def donc su ma yoroon lu bon tam du ma ñaan yàlla moom mu daal ko peut-être que ñeneen lay daal waaw yor ko ko donc loolu la non mais xam na ne du ma bàyyi sama bopp nag parce que réew mi kenn ku nekk xamuñu fañ la bootee xamuñu fan nga juddoo donc nañu bàyyi ko ñu gis rek di la soxla dugg ci yow ko bàyyi man en tout cas du ma def lu bon nit waaye du ma bàyyi mais nan nga gisee track bi parce que ñu bëri naan gars yi dañoo ay justice sélective la dañuy tànn ñi nga xam dañu leen war a jël ñu war a tëj ñu bëri ñu ngi naan sax kaaw Awa Ndiaye bi nga xamante si yéen la nekkoon bañ koy jib ay kuddu 35 kuddu 37 mille yi clé USB 97 mille yi dem na APR bàyyi nañ ko jàpp nañ Karim Aïda Ndiongue amul maître Amadou Sall ñoom Toussaint Manga bu ñu ko lim tey du jeex nan nga gisee loolu lan la néewul doole parti PDS la wala dañoo bëgg a xëppal gars yi ñu ñëw APR. waaw xam nga man track bi point bi ma gën a metti mooy. Macky Sall wax naa ko 2001 boobu dugg ci pouvoir bi noonu. yortoon dërëm. ban oto la doon dawal sax. R19 la woon R19 dama ne yortoon dërëm. non dama wax sama diggante yàlla du pour saboter ko du pour wax ko lu ko naqari. mais amutoon dërëm. léegi bi mu génnee ci pouvoir bi muy duggaat ci pouvoir bi. 2008. xam nga ci la génn. léegi bi muy ñëw bi mu nekkee président. xam nga moo fi indi déclaration patrimoine. waaw mu dem cour d'appel. déclaré ñu ne am na kër États-Unis am na ay. bari na de am na kër ay France. 35 am na ay appartement 35 auto appartement am na fii Winston nangam am na fee lëlëm ba am na ñu ne. na wax ña ko topp juróom-ñetti milliards am na ko. waaw dama ne kuy def traque des biens mal acquis te privilège de juridiction. mooy ministre dañu leen war a àtte selon l'article 101 de la constitution article 7. de la loi 81-51 du 10 juillet 1981. ci haute cour de justice. nangu woo leen faa yóbbu. te yow nga ne ah man kat déclaré naa ay milliards waaye bala ngeen koo laaj. na ngeen bàyyi ba ma nekkatuma président. xam nga loolu tam dafa loolu tam loolu mooy. point bi moom bu ko créé dawul tamit of nag dina ko dab. dama ne non xam nga man d'accord naa ci ne. Macky Sall président la. nañu ko bàyyi ba mu génn. pouvoir bi waaye dama d'accord ne ni ko yoon mayee ñu bàyyi ko ba mu génn pouvoir bi. moom itam war na Karim Wade ba nga xam ne yoon dafa ne. suñ koy jugé nag yóbbu haute cour de justice. moo ministre yi ñu ànd ak ñoom. ñu yóbbu leen haute cour de justice. bañ leen a yóbbu ci CREI bii nga xam ne. CREI Sénégal rek la amul ci beneen réew ci monde bi. ndax Niger la mu joon te amatul Niger. man loolu laa wax. c'est-à-dire que loolu laa wax beneen yoon bi également. waa PDS yi daf ci am ñaari parti ñi nga xam ne. na topp ña wax dañuy déeyoo ak Macky Sall. dañuy tàppante paso. dañuy sànnante ay message kenn waxatu leen dara wala kenn waxu leen dara ñi nga xam ne. comme Awa Ndiaye moomu nga tudd. ñoom dem nañ ca wetu Macky am nañu non-lieu. ay innocence tap Ndiaye ak ñooñu ñëpp donc loolu dafa teey xel c'est-à-dire dafa teey xel. dafa teey xel c'est-à-dire que loolu mooy problème bi c'est-à-dire que gënale boobu am ci diggante bi ci ñi ñuy topp moom la xel nanguwul. mooy comme ni ngeen naan def rek yéen jamonoy parti socialiste ba ngeen doog a toog tamit da ngeen naan jël socialiste yi ku ñëw transhumé PDS ngeen bàyyi ko. ku ñëwul ngeen tëj. non attends ñun CREI. mosuñu faa yóbbu nit. non pas CREI mais. non attends xam nga CREI. tous les autres tribunaux du Sénégal sont des tribunaux indépendants. parce que ñun ñu ngi relevé wu ci ban loi encore kii ordonnance. 56 bu je crois novembre 26 novembre xaw ma 1960. moom moo organisé. moo yore moom moo taxawal organisation judiciaire du Sénégal. ok moom la ñu reprendre. ci loi 84 19 du 2 février 1984. moom la ñu reprendre. ci loi 2014 26 du 3 novembre 2006 mooy ordonnancement bi. mooy droit commun yépp xam nga lu wax. dafa ne Sénégal. juridiction yi fiy jugé. mooy benn outre la bind sax. la cour suprême. les cours d'assises. les cours d'appel. les tribunaux régionaux. les tribunaux départementaux. les tribunaux du travail. mu ne ñetti infraction la. infraction civile.
commercial ou pénal yooyu yëpp foofu lañ leen di àtte waaw léegi ñun ba ñu ñëwee ku ñu woo dañ leen ne la ñii fii lañ lay àtte procureur général muy procureur yi mooy li jaabe nekk nii tey ak procureur de la république mooy nu mu tudd Guèye mooy li Bassirou Guèye li mu yore mu dem ci doyen des juges ak juges yi foofu la ñuy jaarale nit ñi parce que magistrat yi foofu dafa am magistrat assis ñoo xam ne du ñu laaj Macky Sall lan lañ war a def ak avocat yi ñëw di layoo ak procureur bi nga xam ne moo fa représenter le ministère public bi mooy ministère ba procureur bi de la république bi dem dugg fële ci ni nga tuddee ci ministre de la justice dem ba ci Macky Sall au moins foofu am na équilibre am na ñu lu jógee ci Macky Sall état bi ñëw am na magistrat yoo xam ne ils sont inamovibles indépendants fu ñu leen a teg kenn mënu fa dindi am na ay avocats yu layoo mais Macky Sall xam nga fa leen dafa leen yóbbu ci CREI yi benn mi ngi spécial la bokkul foofu gisoo ko sax ci ordonnancement bi donc CREI boobu dafa tafu ci ministère de la justice dem ci Macky Sall yow gis nga fi procureur Aliou Ndao bu ñu SMS waaw procureur Aliou Ndao SMS ko dàq ko ne ko yow war a woo ñii mu nekk en pleine audience ñu dàq ko loolu mënut a am ci un tribunal indépendant soo gisee itam loi CREI bi dañ ci bind ne arrêt de renvoi bu ñu def dañuy jël arrêt bi immédiatement lañu bind immédiatement ca tàng-tàng ba dem jox ko Macky Sall donc tribunal boobu mënut a nekk un tribunal indépendant te xam nga Souleymane Teliko mooy secrétaire général bu moo nekkoon bu cour d'appel bu Sénégal ci le 13 janvier 2013 ouverture cour des tribunaux dafa jàkkaarloo ak Macky Sall mu ne Macky Sall CREI garantirul un procès juste et équitable mooy procès boo xam ne dafay jaar ci yoon benn mooy juste dafay équitable dafay sàmm àqu ki nga xam ne moom la ñuy topp mu wax ko dellu ne ko te procès équitable dafa am ñaari mbir yu ko ëmb benn mbir bi ko ëmb mooy pour que àqu doomu adama ñu sàmm ko ñaari mbir moo ko ëmb benn bi mooy yow mi ñuy juger Karim Wade dañ laa war a juger ci tribunal boo xam ne dafay am ñetti yëf lay ñetti kii lay am dafa am ñetti fànn benn fànn mooy day nekk un tribunal indépendant du nekk tribunal boo xam ne waa gi dafay dem mën nañ ko SMS pour ñu dàq procureur mais tribunal indépendant la non du indépendant su fekkee ne CREI indépendant mais xam nga au moins nañu respecté juge parce que juge aussi moom lañ seen bopp juge la moom na bopp xam nga Macky Sall la ñemewul a SMS am na SMS yi yéen da ngeen gis SMS bi yéen waaw d'accord non naa bàyyi SMS boobu wax lañ ko dàq rek wax lañ ko fa jëlee dama ne comme Macky Sall laa ko déggee de attends comme Macky Sall ñemewul a dàq par exemple benn juge procureur benn juge ak juge du benn non dama ne benn juge non ñoo fële ma amul benn procureur boo xam ne procureur de la république bu mën dem di liggéey mu dàq la donc loolu moo tax ñu tribunal bi indépendant wu te tribunal boobu wax naa arrêté no solo may fàttali ba tey yéen seen biir émission dox daje ñi fi dalal le ministre Farba Senghor mais tey ba tey yaa ngi wax ni mbirum Karim Wade yéen dafa mel ni tey ji yenn prisonniers yi ñoom mooy loolu quoi dafa mel ni yéen Karim Wade ngeen di gën a lijjanti que yeneen ñeneen ñi waaw xam nga yoo xam naa doo dem ci àll bi lu bari non man soo dem ci àll bi man ñu si rëbës fii laa wax man voilà yow non lu laal bu wax soo dem ci àll bi soo gisee coggal bii dem yëkk bi mooy jiitu donc yëkk bi moom soo ko sobee rek sobee nga ñëpp Karim mooy yëkk bi Karim moom mooy yëkk bi ñëpp xam ne ko affaire Karim Wade la ñëpp di wax yow moom ngay wax yow moom ñeneen ngay wax mais cela n'empêche que tey jii da ngay dégg nag affaire ay day jong parce que Massaly mi ngi nii tey ba tey man dégguma kenn wax mbiram xam nga loolu bu ngeen wax Maître Amadou Sall ngeen wax bàyyi loolu xam nga loolu sax man daf ma metti man yàgg naa ko wax c'est-à-dire que ñun dañu war a utiliser l'arme politique mooy ñu xeex sur le terrain parce que yéen ñii man de xàmmeetuma leen léegi de Moustapha Niass mi Tanor mi ak bañ bëggee falu ak Macky Sall bañ bëggee falu wàcc nañ suuf de ñoom bañ bëggee falu dañu dem di lakk pneu yi ci mbedd mi di lakk kër yi jàmbur yi ñoom ñoo ko doon def
ah su ma ko waxee da ngeen ne woy Farba da nga bëgg a jafal mais. non parce que man keroog ba président Abdoulaye ne vendredi damay wàcc ku toogoon sama wet ma ne ko vendredi dara du xew. moo tax ba ñu dégg nouvelle bi tey bettuñu. non xam nga. ñaanuñu yàlla jàmm lay ñaan ci réew mais tamit. attends rek foofu tam. Abdoulaye Wade man yedduma ko. parce que lu mu war a defal yoonu murit fu mu leen war a yóbbu na leen fa. man ànd naa ak moom ba muy door a falu mu ñëw sukk ci kanam xalif général bi ne ko nuyu ma donc tariixa munta am lu ëpp loolu. mu grande mosquée bii ñuy tabax nii ci biir Dakar. Massalikul Jinaan défi la boo xam ne bu Cheikh Amadou Bamba lancé woon tubaab yi ndax tubaab yi jël nañ ko fii jàpp ko fii mu ne fanaan na fi ñetti guddi yu metti ci biir Dakar. ba yóbbu ko bitim réew. mu waññee ko tey tabaxal ko ci digg Dakar grande mosquée boo xam ne. ci àdduna bi ëllëg dañ koy jël di ko wane comme ni ñuy wane mosquée bu Maroc bi. wala ni ñuy wane mosquée bu Istanbul bi donc Abdoulaye Wade deseetul dara. man yoonu murit léegi nag xalif général bi temps yii dégg ngeen porte parole bi nee na xalif général mosu ci wax amoon na ñu naan xalif général wax na waxul mosu ci wax démb ñun maa ngi toog président Abdoulaye Wade ngi toog ma dikkee fëgg ko ne ko xalif bi moo ma woo nii nee na nga bàyyi lépp mu ne ngay bàyyi moom dana waxtaan ak Macky Sall waaye loolu su ko amee muy kilifaam mais président murit la Macky Sall man na xalif général bi ñaan ko mu bañ man na xalif général des Tidiane ak nit ku baax ki Abdoul Aziz Junior ñaan ko ñetti yoon ba ñeenti yoon mu bañ mi Abdoulaye Wade mënul loolu Abdoulaye Wade mënul loolu moo tax Abdoulaye Wade ne bàyyi naa lépp ba sëriñ bi ñëw ne ma man kat Abdoulaye jéem naa mënuma su boobaa su ko defee Sénégal yi kenn du ko ŋàññi ñëpp xam ne def na la waroon def mais cër bi nga xam ne Abdoulaye Wade am na ko digganteem ak kilifa am du ko dindi. mais d'accord yow mi xam ne proche Abdoulaye Wade nga président de la ancien président de la République yow tey keroog Abdoulaye ba mu jégee ba verdict bi daanoo lan la yëg. dara man maa bi muy verdict bi daanoo. Abdoulaye Wade maa ngi moom ñoo dend. soo xoolee photo yi xamaa na ko gis. man ak moom ak Mamadou Diop Decroix ñoo dend. dara Abdoulaye Wade. dara et puis. gis nga lépp bëgg naa wax beneen affaire. muy ci privilège yi. xam nga doomu aadama da nga koy jox ak xam. non mais Karim moom jox nañu ko ak xam moom non attends parce que jugé wuñ ko fañ ko war a jugé. Abdoulaye Wade keroog. bi Henri Grégoire ñëwee dugg si. dafa fekkoon ñu toog. Henri Grégoire daal ne ñu daal ne la cour fëgg. Abdoulaye dafa jóg taxaw ak ñëpp. ba Henri Grégoire ne la séance est ouverte l'audience est ouverte. Abdoulaye Wade toogaat ça c'est le respect des institutions. ba pare ku nekk daf ko jox gëddaam te mënoon na bañ a toog ne ancien président la donc moo tax ma ne Macky Sall dafa war di jàng toujours nit ki soo ko bëggee duma mën nga ko duma mais jox ko ak xam ba pare door ko duma mais nga bañ ko jox ak xam pare duma ko loolu je crois que Macky def na lu ñaaw. mais man su ma la déggee monsieur le ministre tout le temps da nga naan Macky xanaa jàppee Macky comme yow sa président. mais Macky sama président la. ah mais lu tax doo wax président Macky Sall. Macky président au Sénégal la. ah mais lu tax yow bokk ko si. non attends wax la xam nga su ma nee président. de la république Macky Sall boobu damay. jàll non mais nga ni président Macky man monsieur le ministre laa lay wax sàgg ba léegi. attends rek su ma nee président. xam nga Sénégal dañu bëgg njaxase. su ma nee président. Macky Sall ñu lay wax président de la république lay wax. ah mais président non attends donc je bokk damay wax. non fii moom waxuñu fi. Macky waxuñu Macky président APR fii moom. président de la République Macky Sall di wax voilà. waaye su ma nee Macky. kenn ëllëg du ma woo ne ma yow Macky président nga wax. xametuma la de. xametuma la de. en tout cas xametuma. mais lay ragal président de la République Macky Sall. non attends. yow waxoo fi lu ay waxoo même bu dee Macky secrétaire général par APR sax waxoo fi lu ay. non xam nga nit ki tam. loo mën a xeex. sa xeex na nga ko jaarale si yoon. ok dégg nga. pour kenn du la mën a ŋàññi man maa ngi ci rajo yi. maa ngi ci télévision yi man maa ngi wax. pourquoi woowu ñu ma ne lu tax nga wax lii te li may wax est-ce que kan moo ko ñemee wax ci ñoom. mais man dama jàng administration. man dañ ma formé dans les grandes écoles d'administration damaa xam li may waxee te loolu dama ciy. mais les grandes écoles yooyu nga wax ba yan école parce que ñu bëri dañu naan bëggoon naa ko laaj sax mais dernière question laa ko prévoir comme ñëw nga ci aussi nañ ci ñëw rek. ñu bëri dañu naan tey jii des fois bu yéen am na yenn ministre bay boo ngi dañu naan diw ak diw ñoo bokk promotion diw ak diw ñoo bokk promotion Farba ñan nga bokk promotion. man d'abord dama lay wax rek ñi bëgg am promotion bëri nañu. gis nga
ENAM bii ba ñuy commencé dafa amoon B ak A. ok mooy ñi nga xam ne dañu am bac directement wala dañu doon liggéey daal di ñëw man 13e promotion laa bokk. ok man ak Doudou Wade mii ñoo bokk benn promotion. très bien dama lay expliquer man ak moom Doudou Wade Sénégal yëpp xam ko tey quoi. man ak Doudou Wade ñoo bokk benn promotion. dañ daan défilé ak tenue ENAM yi fii place obélisque bii. Obélisque, am na ñuy nekk impôt parce que ñun boobu tronc commun la. ok ñoom Babacar Ndaw ak am na ñu nekk impôt. Oumou Kaltoum John inspecteur des impôts. ak xaw ma El Hadj naan ñoom ñu ak ku ñuy wax Aliou Fall je crois. ñun ñoo bokk promotion impôt. gis nga affaire étranger tam. amoon na am kenn sax gaañu na kooku ma nekkoon premier conseiller Maroc gaañu na ak beneen Fall. ñoo bokk promotion. baro bi gaañu temps yi passé suñu gannaaw la nekkoon. dégg nga soo laajee ñi nekk waa ministre affaires étrangères. ñu bëri parce que boobu par 6 lañu jël par 5 fu nekk. ñun ñoo bokkoon promotion. ok soo demee ministère de la justice. Hélène Diop. mi nekkoon doon jiite greffier yi. ñun ñoo bokkoon benn promotion. ok ma la expliquer ñoo bokkoon benn promotion. donc man li gars yi jàng nii. lépp laa jàng. ba ni arab. section bu nekk. loolu la moo la yóbbu Italie. jàng nañu douane ma ne ko jàng nañu douane. impôt. économie. yëpp. man benn moo ma rawoon sama kii te kooku sax gaañu na. ok sama sunu kii. parce que man moyenne 15 laa amoon virgule 19. ok man maa njëkk a bind. sur la normalisation du Sénégal. kii baa ngi fii danaa la kon bala ngaa dem maa ko njëkk a bind ci Sénégal. ok sur la normalisation. man maa njëkk a am aussi félicitations pour travail bien fait. sur les normes. maa defar norme emballage Sénégal yi. ok maa ko defar yi ñu certifié. man Farba Senghor maa ko defar. très bien daa la woon dama la expliquer rek. deuxièmement. France. Bordeaux 3. Université Bordeaux 3. école internationale de Bordeaux à Talence. fa laa jàngee. ok 82 bi ñuy génn Mimi Touré bi maa ngi rek photo boo xam ne dañ ko indi di ma ko présenté. dañu ko présenté école bi mu sol benn robe bu gàtt indi ko foofu. ñu ne xaw mi ngi jóge woon Lyon xaw ma fan la jóge woon ñu indi ko. fekk moom mu ne mi ngi doon def social. moom Mimi Touré. Mimi Touré mi ngi doon def social. dégg nga. foofu maa ngi fa def. certificat laa fa am de gestion financière. ok ak mention bien. très bien. Italie. danaa jëli sax. danaa laaj war nga dem nga laaj ko. ministère de la fonction publique. ok directeur de la fonction publique. pour ma génnee sama dossier. ma génne l'attestation de réussite bi nga xam ne bind nañ ko ci man. ñu envoyé ko ministre bi ñu envoyé ko kii fonction publique. envoyé ko ambassade du Sénégal xam nga lu ñu ci bind. dañu ci bind il est fi hors du commun boo jógee. il est d'une vivacité intellectuelle hors du commun. ok et de capacité exceptionnelle. qui le conduiront à gravir des échelons dans sa vie. ok danaa ko génne ji sax. parce que loolu moom parce que loolu il faut nga génne gars yi. parce que ñu bëri ñaan fa parce que am na ay diplôme Italie gars yi bu yaa ngi université ba tëj na. Italie université ba tëjul de. Italie école nationale d'administration Italie laa génne bi ñuy formé ñi ëpp ñi gën. ok soo duggee ci seen site bi. maa ngi woon ci site ba. ok ñi fay mosoon a jàngee ba ma demee Italie. invité nañu ma man. ak Cheikh Sadibou. bu fa nekkee ambassadeur. ñu dem ci école ba. gars yi tertuñu. directeur wax ko ne ko mosuñu am ku mel nii. kii ku mos a jaar fii. école bi mi ngi tudd ci Italie. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. mooy école nationale d'administration bi. ok moom mooy yem ak ENA bu France. ok ak institut d'administration bu Italie. je crois que loolu su ngeen. loolu moom am nañ site ku dugg ci site bi. wala nga woo Cheikh Sadibou. donc loolu. mën nga ko gis. voilà ba pare am na fii dama fii laa doon liggéey. ok fii am naa félicitation boo xam ne 1981 damaa génn. 1979. laa génn juillet école. 81 ma am félicitation. boo xam ne Robert Sagna. moo bind président de la République. ñu jox ma ko félicitation parce que pour affaire emballage yi.
ndax dañu amoon coow mareyeurs yi. ok donc amaat félicitation ñaari félicitation yoo xam ne ci Sénégal. pour vous dire que loolu mi ngi ci archive yi. mais jamono yi est-ce que yomb na ak ni nga xare woon am ànd ak xaral ci parti démocratique sénégalais yi yomb na ngay nekk ci fonction publique ba pare di militer ci opposition. non xam nga loolu ay années 80 yi la. te sama xarañ dëgg. am 96 wàcc nañ nga ko gën a lañ la gars yi gën a xam. fin 89. man ak kii ñoo bokkoon service. kookal la. Babacar Gueye. ok man ak Babacar Gueye maa ko jiitu. porte parole PDS. maa ko jiitu 4 promotions. ok Babacar Gueye aussi ENAM bi la def maa ko jiitu ñeenti promotion. ok Babacar Gueye. maa ko jiitu. am na solo Habib Sy. bi maa ko njëkk a génne bi mu génnee maa ko doon jàngal lu ñu defee enquête économique man maa nekkoon seen chef de stage pratique. kon kay yow ba Wade wër premier ministre Wade wër premier ministre foo laqatoon yow tamit. non bëggoon nañu ma def premier ministre. ok mais ñoom ñoo ko yàq. parce que non gars yi ñoom ñoo foofu parce que. génn na ci Jeune Afrique. da koo génne ñaari yoon. ok journaux yi tam génne ko ñu dafa ne premier ministre. gars yi ma ne gars yi yàq ko mais su dee xam-xam la yow. yow Farba Senghor mi ngay gis. muy wax nii ci rajo yi télévision yi. yorul conseil yorul dara. mais est-ce que kooku yaakaar nga ne benn noxandu muy dem ci mbedd mi la rek. dama lay laaj rek est-ce que yow Farba boobu mën nga yaakaar ne noxandu muy dem ci mbedd yi la bi ma nekkee ci gouvernement bi mën nañ ne Farba dañ koy bindal. mais su yow wax dëgg yàlla yow lu ñu mës a dégg moom xariñ nga ci daan demee moom. loolu laa la bëgg wax nag dama la ne. bi ma nekkee ci gouvernement mën nañ ne Farba dañ koy bindal. mais bu nekk duma ci gouvernement di mën a dem débat ak tout le monde. waaw ay débat technique. yoo xam ne yii débat droit d'idée la oui yii économique la. yii leneen mu man ci dem xare. mais kooku xam nañ ne du como. mais fii gars yi laa mañ la ñuy demee. temps bi jaax na fa en 2 secondes lay tàggatoo. waaw donc sénégalais yi. dañu wax ne. 20 secondes rek temps bi. su yàggee rek. dëgg day feeñ. dëgg la. kooku mooy ci ñi nga xam ne dañ bëgg a juger kan mooy Farba di wax naan di saaga ci journaux yi internet bi loolu dafa yomb. mais dama bëgg ñoom. ñu di ma déglu. ñu juger ma. sama capacité. wala ñu seet fi ma jaar. te ma waxal leen ko. ñu xool loolu. léegi li ci des. mooy affaire Karim Wade bi. teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon. Macky Sall sax laay wax. koo xam da nga bëgg a ñaan jàmm ci réew mi. wala da nga bëgg a wut leneen. Macky Sall ngay waxal moo yor yaram di dóor. mais doo fekk xale biy jooy ba pare. nga ñëw ne ko noppil. ba te ñu koy dóor ay yar. yaakaar naa Macky parce que bu yoree itam di dóor tamit yéen a fi njëkk a dóore yooyu. non ñun mosuñu dóor kenn. Sénégalais xam ne ne jàmm ji amoon bi fi Abdoulaye Wade amee. ci atam yu njëkk yi. 2000 ba 2007 ba 2008. ba bi nga xam ne complot international boobu. ñenn ñoo xam ne yaakaar nañu bokk États-Unis d'Amérique ak ñu bokk ci waa France. complot nañu ko contre ñun. ànd ak société civile bi. ak ñoom Macky Sall ak Benno Siggil Sénégal ne jàmm rek moo fi amoon waaye ñoom ñoo ñu imposé. léegi monsieur le ministre si 20 minutes nga ana lay ñaax Sénégalais yi nekk bitim réew. waaw balaa ñoo tëj. li ma leen di ñaax mooy. na ngeen góorgóorlu. metti na trop. mais nag Macky Sall delloo na Sénégal buum ca booy ba ndax li fi nekkoon yëpp delloo na ko tubaab yi fi mu toll nii. ñun dañu yaakaaroon ne comme ay pays. yuy développé lañu. dañuy ubbil réew mi. ñu am mën a yokk suñu coopération ak Chine. ak Brésil. ak Afrique du Sud. ak Inde. ak réewu arabe yi waaye léegi loo jëlee réewu arabe yi wala nga jëlee ko ci àll bi di ko indi. soo ñëwee aéroport ñu nangu ko wala nga ñu nangu ko aéroport donc yéen da ngeen taxaw yéen a taxawoon bu falu. voilà léegi dégg naa nag yéen ñëpp. damoo yëg ngeen ko continuer leen ci noonu ndax réew mi changé. voilà jërëjëf ku fi mën a nekk soo deful dara aussi da ngeen dafa war a dem. jërëjëf monsieur le ministre mbokk yi itam jërë ngeen def si déglu bi mu nekkoon Seydina Seck doon leen présenté seen émission dox daje ànd ceeg Fodé ak Mass di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba mardi prochain incha allah beneen numéro dox daje.